mbokki seetaan Sen TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dellu soit nañu ci seen émission Al Irshad ak beneen numéro bu bees niñ ko baaxoon saa su nekk dañuy gën a xemmeem promouvoir li nga xam ne mooy plante waaye plante yi nekk ci réew mi itam ñu gën ko promouvoir gën ko dooleel waaye te itam gën a jox gëdd wàllu transformation waaye toujours dafay tegu ci wàllu xam-xam xam-xam rek moo am solo Mawlana Xaalixul Jalil moo wax ni hal yastawa allazina yaalamuun wallazina la yaalamuun ñi xam ak ñi xamul mënuñoo yam benn yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu waxoon ni atlubul ilmi walaw bi siin dem leen jàngi donte woon da ngeen di dem ba Chine bu leen tuutal seen ambition bu leen gàttal seen ambition gëstu rek ak xam-xam moo ëpp solo. alors yàgg ngeen di ñu topp ñu nekk ci àll bi ñun ak sëñ Gora Seye di leen présenter garab yi nga xam ni moo nekk ci nature bi fii ci Sénégal di leen wan ay xeetu plante yu bëri ba finalement ci la cabinet Bio Kenya juddoo cabinet Bio Kenya nga xam ni dañu am benn cabinet bu bees bu mag di bureau bi nga xam ni ci la ñuy recevoir seeni ay gan yi nga xam ne ay kilifa lañ nga xam ni particulièrement ci bis yi nga xam ni xam na ay jours repos la ñuy dalal kilifa yi ak ay consultation particulière yoo xamante ni bii dañu leen di saytu ci wàllu secret waaye su kës ni ko ci plante yi tey cabinet boobu nag laa ñëw découvrir muy cabinet Bio Kenya fas yéene séq ak sëñ Gora Seye waxtaan bu yaatu boo xam ni daañu leen présenter yeneen ci ay xeetu produits yoo xam ni lépp nature bi la di xeetu garab yi nga xam ni dañ ciy def lu nekk di ci faj xeetu tawat bu nekk ndax xam ngeen ni kenn ku nekk la koy faj ma nga ci bii ba nga xam ne fa la nekk muy environnement ba nga xam ne ci lay dund mbokk yi maa ngi ci fi nga xam ne mooy réception bu Bio Kenya incha allah da ngeen may topp ma dem fekki sëñ Gora Seye ci bureau am ngir waxtaan ak moom ci tomb yu bëri tey defe naa ni jël leen seen ay bic te noté te jël numéro yi xam ne lu bëri lu yaatu ci wàllu xam-xam dana génn yéen a ngi seetaan seen émission Al Irshad. salaamaaleykum wa rahmatulah. sang bi ñu ngi lay nuyu bu baax am nañu mbégte lool ci bi ñu la fekkee ci sa bureau tubaarkàlla nga nekk ci ay liggéey nekk di càmbar di étudier li nga xam ne mooy gëstu yu am solo yi ngay def ci Bio Kenya ginnaaw suñu introduction ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokk yi ñiy seetaan ci Al Irshad. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cheikh Mouhamadou Mansour ñoo ngi lay nuyu di la nuyooti itam di la gërëm di nuyu ñi seetaan di leen gërëm di leen jaajëfal ci seen pas-pas ak bëgg-bëgg ak émission bi intéressé bi mu leen intéressé ci écho yi ngay jot ak yi may jot am na ñoo xam ne léegi fajar du ñu nelawati bu fekkee ni war nañ def waxtaan dañuy déglu wala ajjuma di ñu bàyyi xel di ci jariñu parce que en réalité loolu la mooy nan la ñuy def ba nit ki mën a jariñu nit ki mën a wér nit ki mën a utiliser li nga xam ni dafay baax ci santeem baax ci léppam donc gannaaw bi ñu la gërëmee maa ngi gërëm mbokk yi ñuy seetaan yépp ok sang bi ñu ngi am mbégte lool itam fekk si la ci cabinet bu bees bi nga xam ni dañ ko def exclusivement pour Bio Kenya mu nekk ay xalaat yu ñu yaatal lool ci wàllu gëstu wante itam gën a dox ni jamonoy doxee du wàllu modernisation bu tax ñu fàtte plante wante wàllu transformation pour gën a valoriser li ñuy am ci wàllu plante muy inspiration bu am solo bu ñëpp rafetlu ndax mën nga ñu wax tuuti rek ci perspective bi nga xam ne am nga ko ak yéene ji nga am yéene jàppale ko nit ñi ci wàllu fajum bio ba tax nga def investissement yu mag yi. waaw Mouhamadou Mansour xam nga wàllu plante comme ni ma la ko waxee defe naa liñ ci jot a liggéey ci àll bi wane na ne ñun ci lu yàgg ci ay dëkk ci Afrique dañoo dox ci plante di ko gëstu
di ko bàyyi xel di ko yaatal di ci def ay investigation di ci def ay recherche di ci bind ngir ana nan la ñuy def ba suqali bio ba mën a def ay produits yoo xam ne africain bi parce que moi je dis pas le sénégalais africain bi de manière générale du gaaw a faju du gaaw a feebar en réalité sunu objectif dëgg-dëgg mooy nan la ñuy def ba africain bi utiliser ay plantam pour bañ a feebar pour prévention parce que li ñu yàlla dénk ni ma la ko waxee woon ci plante li ñu yàlla dénk ci li mën a développer Afrique ci côté bio dafa bari te dafa am njariñ te lu ñu recensé ci ay plante xam ko gëstu ko bind ci def ci ay essai def ci ay xeetu xam-xam yu baree bare li ko dalee ci nit ki mën cee diw ci yaramam mën cee lekk mën cee naan mën cee faju mën cee def ay koddaay ay yére mën cee cuub kenn xamul nu mu toll li ma lay wax yépp c'est des trucs qu'on a écrit noir sur blanc wax naa la fi maa ngi koy waxaat yàlla nañu yàlla dimbali xëy na feek 2-3 mois livre bi ma bind ci plante génn ñu xam ni lii Afrique moo ko moom ci tënk lépp lu ñuy liggéey léegi am na benn fiche bu nekk fële kii tey maa ngi ko tuddee mon dossier médical c'est-à-dire bu patient bu ñëwee day am cartam waaw kii bokkut ak carte patient kii c'est pour mes recherches c'est-à-dire bépp patient bu ma am nit koo xam maa ngi lay traité gannaaw bi ma jëlee personne à contacter d'urgence jël sa tur jël sa nangam damay bañ jël tur yi par exemple patient bi damay xam allergie am xam yan maladie antécédent la am mais ci loolu ci biir faj bi nag ma koy topp nag yan réaction par exemple dama ko jox benn molécule dama ko jox benn garab boo xam ni par exemple benn molécule moo ci nekk wala benn principe actif bii moo ci nekk ma di ko topp par exemple may faj kenn ci am doom xam ni dafa am varicocèle ma jox ko garab di xool garab bi bu ko defee picc naa bi dafa def picc su amee résultat très efficace lu mel ni Lotus 21 à 99% koo ko jox boo xam ne dafa am reflux gastrique dafa am problème mu biir dafay wér su fekkee ni topp na ko léegi nag lii daf may permettre moo tax ma am ay identification médicale soo gisee may bind Vernon HDB lii par exemple da nga am identification médicale H212 19 nangam. kii lii moo ko dal nii nga koy toppee lii mooy avancement bi ba mu wér. lan laa ko fajee ci biir faj boobu les effets indésirables yu mu may wax dama koy noter su ma paree dossier yooyu par exemple benn garab boo xam ne dama par exemple Diospyros ku ma ci faj effet yi mu am yépp dama koy bind. kii day faj ngóora góor goo xam dafa am dysfonctionnement érectile. góor goo xam ni satisfait mënul téye érection loolu loo ko tax a gën a jóg pas sax pour joxe érection mais koo xam ne mën na am érection mais érection am du téye. moo tax góor ñi nga xam ne ñoo ngi utiliser tout le temps ay ñooy tële ji mooy ñuy utiliser des aphrodisiaques nga xam ne nit ki da koy utiliser mu jox la dara su subaan nga utiliser mu jox bu yàggee dootu am dara donc. Diospyros mespileforme juste day joxe détente nit ki mën a nekk non stress mën a sëy ak soxnaam ak benn érection bu normal et puis mu génn si donc c'est des produits yoo xam ni en réalité sax fu ñu ko war a gën a améliorer ci mën na satisfaire waxuma la Sénégalais yi mais le monde entier ci problème mu dysfonctionnement érectile. mu nekk lu am solo loo xam ni dina yomb a gëm lool. parce que ci sama njàlbeen dégg ngeen ma jëfandikoo baatu transformation parce que université la ñu ubbi woon ci àll bi tey bu ñu toogaatee fii ci bureau Bio Kenya di waxtaan ak suñu góor a mu ñuy présenté Diospyros 21 xel mun na ci dal parce que tëbul tëb ñëw ci Diospyros dem nañu ci àll bi bu ngeen fàttalikoo di seetaan vidéo yaa ngi ci YouTube bi ñuy tourné suñu émission boobu jour boobu presque fa la ñu jullee geewee ci digg àll bi dëkk boo xam mi ngi diggante Ngogom ak Babel nga xam ni ay jinne nga faak ay jaan ak tubarkalla waaye boobu bëgg nañu leen wan ni xam-xam la ñuy génne kon xel mun na dal ci ni lii scientifiquement wan nañu leen fi mu nekk ci àll bi daggal leen xob yi xas yi ak yëpp defe naa ne sang bi suñu émission boobu neexoon na loolu tubarkalla du ma ko fàtte. ci li nga may présenté dama bëgg Sénégalais yi comprendre bu baax li nekk ci palaat bi Vernon 24. bon Vernon 24 moom
Verno 24 moom mën naa la wax ci produit yi nga xam ni gëstu naa ko ba pare ko ba liggéey ko moom ak Lotus ñooy produit yi nga xam ne c'est les produits phares ci yii ma lay bëgg a wax. Verno 24 cytostatistique la c'est-à-dire cytostatistique mooy loo xam ni dafay empêcher maanaam dafay tere koo xam ni dafa am cancer du sein cellules cancéreuses yooyu développé ci garab bi ci ak avec comme nii ay tur ay numéro ñoo xam ne dañ leen faj ci cancer du sein ba ñu wér te mosuñoo utiliser beneen garab bu dul Verno 24 Verno 24 itam donc parce que dafa am moom Verno 24 sesquiterpène bokk mu am benn formule boo xam ni C15H24 ak beneen formule boo xamante ni josquinone la josquinone boobu itam mook Verno 24 li ñuy liggéey benn bi du ma dugg ci détails yi dafay empêcher cellules cancéreuses ñi am dañu am cancer du sein ñu bañ a développer mais dafay faj cancer ci yeneen anam aussi mais pour man la résultat yi ñi am cancer du sein te seen cancer du sein yeggul fenn fi dañ leen di faj ba ñu wér noonu la baaxee ci ñi nga xamante ni dañu am ay problème mu infection les infections virales maanaam ñoo xam dañu am infection ci côté pulmonaire pneumonie infection virale ñi nga xam ni dañu am allergique réaction yu grave yi daf koy faj noonu ci garab bi. sëñ bi de xanaa garab gii de xanaa yéen gëstukat yi war ngeen cee gëstuwaale kon coronavirus. non Mouhamadou Mansour coronavirus feebar la boo xam ni nga ko xamee ñëpp xam ko virus la mais maa ngi lay wax parce que dafa bëri ñoo xam dañuy jóg rek ne comme virus la garab bi day faj virus garab bi antiviral la day faj corona kon gars yi faj nañ corona bu yàgg. Diospyros piliforme antiviral la y en a beaucoup nga ne loolu comme loolu la rek dafay faj Covid c'est faux parce que virus bi nga xamante ni mooy virus VIH sida ak virus bi nga xamante ni nii moo nekk virus hépatite ak virus bi nga xam ni mooy SARS-CoV-2 bii ak beneen virus boo xamante ni ci leneen la tënku virus yooyu bokkuñu dama lay jox benn exemple bu dee virus la rek. luy rey virus daa war a rey virus yow sa caabi oto ak sama caabi oto est-ce que mën nañ tijjante ñoom ñaar ñëpp ay caabi lañ virus dafa soxla clé waaye clé bi am ak serrure donc virus par exemple bi bu jëlee li nga xam ni mooy protéine boobu pour dugg ci serrure yi dafay fekk parce que moom lay soxla pour mën a tijji serrure bi xam nga ndax yaa ngi may comprendre virus clé la boo xam ne dafa war a dugg ci cellules yi mais pour mu dugg ci cellules yi foofu clé bi mën a dugg ci serrure bi c'est-à-dire caabi ji foo mu dugg ci serrure bi mu convenir ak moom ñu am compatibilité pour mu mën a ibbeeku. Verno 24 li ma ci liggéey pour mu mën a synthétiser li ma ci liggéey pour mu mën a liggéey dëgg-dëgg ci wàllu pneumonie infection respiratoire et tout c'est extraordinaire nit ku am fii léegi crise wala problème respiration détresse nga xam ni dañ ko war a takkal masque ci asthme suñ la joxee Verno tu te sens tellement mieux. day faj asthme. ah bien sûr. par exemple pour Verno 24 damay may ku mu neexam mu wut 100 personnes yu am Covid ma jox leen Verno ñu utiliser ko ci diiru 10 à 14 jours guérison totale la ñuy am charge virale bi dafay négatif gis nga Verno 24 li bari li ma ko liggéey ay ñax la du garab guy taxaw donc pour te dire et puis kuñ koy joxit dinañ la jox suñu code ak protocole ak li ñu bind jox la nga xool ndax lii jaadu na liñ ci nëbb dañ ko mën a nëbb ba ñu am sécurité xam ko parce que nee naa la
composition plante xam plante bi rek doyul il faut nga xam dëgg-dëgg nan ngay composer plante moo tax may wax ni yàgg naa la ko wax ci émission ci àll bi ma ne la garab dama ko bëgg parce que c'est de l'art wax naa la fi garab boo xam ne da nga ko teg bëccëg defar ko tëj ko guddi fekk ko muy bax garab boobu yow rek laa wax lan la du mbëgguma kenn xam ko di bax c'est-à-dire nga fekkaat ko mu réchauffé wu te tegaatoo ko ci gaz. sang bi gis nañu ñaar yi Diospéros bi ak Vernon 24 bii lan la Lotus 21 Lotus 21. waaw Lotus 21 moom wax naa la ko sànq xëy na mën nga ci gën a gaaw pour ñi nga xam dañu am problème mu reflux gastrique c'est à peu près dama la mës nañ ci waxtaan Lotus reflux gastrique problème mu véritable antispasmodique la c'est-à-dire boo fekkoon jigéen bu am règle douloureuse wala biiram di metti su ko naanee à la minute dafay sedd. kii moom su nit ki di naan H212 ak beneen garab boo xamante ni bon nii la mel buñ ko utiliser composé ko ñuy utiliser pour hémorroïde buñ la ko joxee une semaine si semaine boobu crise hémorroïdaire yeeg feebaru hémorroïde bi dafay commencer pas wér disparaître c'est-à-dire tu vis ta vie bien dootoo am benn problème kooku mooy H212 kii nag normalement nit ki su ko utiliser chaque soir bu wàccee liggéeyam parce que surtout kuy liggéey wala chauffeur buy dawal dafay utiliser lii kii dosette la dañ ko natt dama koy wax dosage bi fu muy yem mu tàngal mu teg benn paan wala lu mu mën a toog tàngal ndox su tàngalee ndox ba pare am na dosage bu ma koy wax mu def ko ci ndox mu tàng bi ni nga koy gis nii lu mu ndaw ndaw dafa fort da ci toog. lépp plante la sang bi. lépp plante la gis lépp plante la bu ko defee su ko utiliser dafay tax du am ay paquet hémorroïdaire su fekkee ni hémorroïde bi dafay saigner man am nañ ci expérience yoo xam ne ci ñoo xam ne amoon nañ problème mu hémorroïde mu sonal leen ñu kii parce que problème récurrent la ñu xool ko mais bokk na ci li nga xam ne à la minute même ki am problème mu démb rek maa ngi wax koo xam ne hémorroïde am daf ko sonal ma ne ko il faut nga utiliser léegi lii di ko def bain di ci toog 15 minutes dama leen di wax sax dama leen jàngalaale méditation ñu toog gëmm dal au bout de 15 minutes non seulement dootu metti mais aussi da ngay commencer jóg ak féex wala bu fekkoon da nga am problème mu fissure anale parce que fissure anale day feebar boo xam ne dafa récidive dafa compliqué mën na wér toog 15 jours ñëwaat toog 1 mois 15 jours ci expérience kii dañuy fexe ba gëstu ko pour ñi nga xam dañu am problème mu fissure anale bu ñu koy def ci ndox mu tàng di ci toog pratiquement seen problème mu mettit ak coono jeex na surtout ñi am fissure anale ñoom ñoo ngi koy def saa yu ñu demee toilette ba pare bu ñu demee toilette tàngal nañ ndox bu ñu paree def dosette bi daal di ci toog 15 minutes jóg dem du ñu amati problème. waaw bii sax dama xamul ay wala ñaareele ku la gën a mën a maase. da nga cee mosoon a may moo tax ma forcé ko mais bii sang bi boo ko defee soog a dem sport da ngay sawar même boo nekkee mag da ngay dox façon bu doy waar. dafa baax ci circulation sanguine baax ci ñu am problème mu arthrose ay articulation yu metti mais ku bëgg détente da nga sonn da nga bëgg ñu defal la massage. nga tëdd duma la wax nag li nekk ci biir gis nga ko. waaw mais yow même boo ko xamee mënoo ko wax ni gis nga li. waaw man xam naa li ne ci biir. waaw yow xam nga moom léegi professeur nga mais kii sëriñ bi li ñuy utiliser la nit ki di ko jëfandikoo am na ñoo xam ne actuellement dañuy def massage ci Sénégal maa ngi nuyu waale kenn koo xam ne moo ngi dëkk Mbour parce que produit yi daf ko yéem ak produit gommage yi ma koy jox actuellement. dañ ciy liggéey ñoom mooy képp ku bëgg massage wala nga am problème mu articulation wala nga am problème mu peau dafay dimbali nit. lii lan la ok diw bopp la donc xam nga tey da nga ma seet si dama la woon rek bureau bi fekk nga personnel bi ñu am ñu wàcc mais kii diw bopp la ah dama la wax benn affaire. donc ci tënk sëñ bi Biokénéa mu ngi ci yeneen sachet yi ngay gis ni ah pour présenter le bureau bi. kii c'est pour les diabétiques am na tam pour ñu am tension yii machine moo koy sol loxo du ko laal moo koy defar infusion la benn infusion bi pour une semaine la
nit pour nit koo xam dafa am diabète mooy taux de glucose bu ëpp nga xam ne pancréas bi defatul liggéeyam mënul kii donc bu utiliser kii mooy HDB Pinata. HDB Pinata c'est très efficace am na ci tension am na ci diabète am na ci d'autres médicaments yoo xam ni comme mënoo ko li mu soxla mooy lii parce que naa la wax leen am na garab boo xam ne boo ko walee ci nga am li nga bëgg est-ce que xam nga loolu am na garab yoo xamante ni bis boo ko walee mu perte ko mës naa la fi wax bi ñuy def papaya doom ba pour mu mën a synthétiser wu ak soo ko dëbbee la muy jur du ma ci duggaat donc je pense que ci wàllu plante on n'a pas fait le tour mais liñ ci xam ghanéens yi les ghanéens wax nañ ma ni ñi nga xam ne ñoo fa ëpp doole moo tax seen association yi gën a mag ci Ghana nga xam ni wax nañ ma ni ci Afrique bokk naa ci 5 premiers yi gën a xam plantes les Ghanéens ñoo ko écrit noir sur blanc wax ma ko lu yàgg en 2014 mais conditions yi ñuy liggéeyee Sénégal mënul permettre nit ki nga développer dara mës naa la fa ne la peut-être sama verno bi li ma gën a bëgg mooy xëy na bu yoonu tijji woon ma dem Ghana exposer leen ko bu may dem damay liggéey ak ñoom avec des biologistes yu nekk sa côté on t'aide à réaliser on t'aide à faire IA forme bii IA forme acide hyaluronique comme d'habitude li nga fi gis yépp c'est à base d'acide hyaluronique te lépp laa ci liggéey c'est-à-dire amul acide bu ñu mënul transformer ci liñ bëgg ci fànn yépp li nga fi gis yépp ci huile ci massage ci hémorroïde acide hyaluronique la kii nii nga gis nii nga xam dafa neex xale bu xiibal jigéen ñi ma koy jox actuellement nga xam dañ bëggoon forme amuñu ko mais am na jigéen ñoo xam dañuy wax ni résultat bi ñu gis ci IA forme c'est extraordinaire ñi bëgg nàmpal amuñu kii amuñu soow donc pour ma jox la produit chimique synthétique maa ngi lay jox loo xam ne complément alimentaire la ça fait l'affaire plante yi sa dëkk la jóge moo ngi lay faj moo ngi lay wéral te def naa ci lépp le plus grand médecin nga mën a toog ak moom tegal ko mu xam ko nangul la ko on a des amis qui sont des médecins qui sont des biologistes yoo xamante ni d'accord nañ teg nañ ma loxo wan nañ ma ni ci côté xam-xam plante ils peuvent pas trouver un meilleur que moi. Moi j'ai fait mes preuves écrites yow dugg nañ ci àll bi xam nga am na junni nit yu faju ci àll bi à partir de ñun. mën naa la forcer sax ci télé. waaw bu baax ba pare sëñ bi xoolal ñi dem am problème mu tànk am problème mu bopp ñu waxtaan ñu faju nga defe ne loolu doo ci am tuyaaba du ma ci am tuyaaba Sénégal ñaata milliards la ndoroon ñàkk ci loolu ci ay produits chimiques ñun li ñu yor c'est bio c'est autorisé un peu partout boo demee Australie am na benn marché y a plus d'1 million de plantes bio la boo demee Amérique am nañ seen supermarché yoo xam ne bio la donc ces pays là développés dem nañ foofu ñun ñi nga xam ne ñu coloniser moom ñu tubaab ni ne ñu fii ngay xool fii ngay yem ñu téye ñu nga gis da ngay gis dégg naa la balaa ma am lu ma metti kenn ñëw na ma bon moi je suis intellectuel mais on m'a dit que garab bi dafay joxe problème rein c'est faux bu ñaata nit ñoo naan ay garab des produits chimiques am problème rein mais du jeex nga xam ne mosuñu am problème rein mais dañ doon faju par exemple Helicobacter pylori démb rek am na ko ma woo en France Helicobacter pylori la doon faju am problème rein ma la ko non mënatoo naan parce que da ngay am ay anti-rejet am na garab yoo xam ne boo ko naanee da nga def kii day rejeté waat nerf bi nga xam ne da nga ko planté te produit chimique yi nii naan lépp daf ñuy jox ay métaux lourds ñoo ci ne day dem sunu rein yi fattu ko sonal ñu jox ñu insuffisance ci wàllu rein kon garab buy joxe insuffisance ci wàllu rein c'est faux te pare naa ne ma benn preuve ku mu mën a doon ci àdduna wax ma nu mu koy joxe ma génnal la garab dafa am garab am na garab yuy jaay 100 francs ci ay garab produit chimique garabu tubaab mais sëñ bi day yàq foie yàq rein xam nañ ko à la minute mënoo ko jël 25 ans doo am problème rein problème foie c'est impossible te boo demee yow dañ la koy jaay léegi benn doom bi nga ciy naan poson la te am nañ ay antidouleur fii yoo xam ne boo ko naanee dootu am problème kii
leen li ci topp problème mu drogue Mouhamadou Mansour ca àll ba ca dimb laa la wax ni mën nañ régler problème mu drogue ci Sénégal ci xale yoo xamante ni ci acide nicotinique contrat bi nga gis dafa am ñu ma signé contrat parce que Biokénéa loo ko tax a jóg ñoo xamante ni bon mais ci suñuy produit d'une façon simple ci ay xale yi jóge France gis nga ko xale yi jóge France di drogué wu wala jóge Amérique dama leen yóbbu ndoj ci centre bi dama leen jàngal alxuraan bu dee jullit nga surveiller la bayloo la jox la ay produits naturels nga di ko naan mu remplacer drogue bi doo def crise doo ñëg di yéexu kenn naan ko mais Ibrahima Fall dama war a drogué wala di dóor bunt yi bu ma la dóoree dose suba teel da nga def ne am nga sa dose. te lépp plante lay doon. plante rek laa la jox bu ngoonee ma dóoraat la dose bi da ngay normal boo xëyee suba ma dóor la dose bi su ma la téyee 6 mois yóbbu la say mbokk buñ la joxatee yamba wala cocaïne les drogues dures là tu ne vas plus utiliser ça sëñ bi loolu moom. mais sëñ bi loolu c'est intéressant loolu. et puis je lance un appel pour dimbali bépp sénégalais boo xam ni wala africain moo xam Amérique nga ne moo xam France nga ne conditions yi permettre la tu as payé des millions ma dimbali la yóbbu xale bi centre utiliser des plantes yar ko joxaat la sa doom mu bàyyi ko c'est-à-dire pas des centres yoo xam ni da ngay dem ñu téye xale bi dóor ko tëj ko non. jàngalaale ko élève jàngalaale ko métier. formation. mais ci mbay ak élevage ñi fa nekk dama leen jàngal mbay am na wax leen nu ñuy jëmbatee limon nu ñuy jëmbatee ay garab nu ñuy defee nangam bayloo leen bu dee ku am diine ma wax say mbokk est-ce que bëgg nga ñu jàngal alxuraan dongo yu ñu formé suñu daara ba ñu mokkal ñu yóbbu leen ñu jàngal leen. bu fekkee koo xam bokkoo leen diine nga dindi ci moom li bon ci moom te bokkoo. ñun l'être humain moo ñu intéressé moo xam catholique la moo xam jullit la lu mu ci mën a doon tey utiliser loo xam ni day yàq jëmmam day yàq xelam ñu utiliser ay plantes ci nga bàyyi ko. universalisation. c'est ça. salaamaaleykum wa rahmatulah. sang bi ñu ngi lay sant bu baax vraiment jeexaluñu parce que fi ñu mujjee moom dafa doy waar ci wàllu nit ñi am courage wax dëgg nañu bàyyi suñu plante yi ñu bëgg a tam nii mooy joxe xeetu tawati laa wakal la loolu laneen la beneen bunt bu ñuy ñëwaat la parce que ku ni tel garab dafay joxe insuffisance rénale wala dafay joxe nangam faaw nga justifier ko waaye mënuñu fekk ñu ne garab bi ñuy jox oxygène ba noppi ñu war ci faju ñu bëgg koo tam ba yàqal ñu ko ndax dafa am ñu ci jaxasoo te amuñu xam-xam bi ci des mooy centre bi nga xam suñ góor a wax na ko dafa am solo ndax mbon gi mu ngi yàq suñu ay njaboot ci mbedd yi di 15 ñàkk contrôle ñàkk taxaw am ñoo xam ni tënuñu seen ay mbokk surtout au niveau international ñaata doomu Sénégal te ñoo judd États-Unis ñoo judd France ñoo judd Italie ñoo judd faneen te xëy na seen ay mbokk raté seen éducation parce que foofu la ñuy yare xale ak fii bokkul loolu mujj indi leen ay jafe-jafe bu ñu amee fu ñu làq seen ay doom lu am solo lay doon loolu il faut ñu gën ko yaatal parce que faw ngeen gën ko découvrir sang bi ñu ngi lay sant bu baax ci fi ñu dalaloon xanaa nga dikk kilifa yi nga xam ni wax dëgg yàlla bëgg nañu fii ñëw discrètement nga promettre leen que fii moom wax dëgg yàlla place secret la place fajukaay la nag certes mais bureau yu mag la yu ñu waajal kilifa yi ngir ñu mën a def seen ay traitement mais looloo tax déjà bureau Biokénéa la bu dul jour dimanche soir lay jox kilifa yi nga xam ne peut-être mënuñu ñëw ci mbooloo mënuñu ñëw ci ay nit ma recevoir leen fii secrétaire yaa ngi fii ñu yor accueil baa ngi fii non seulement boo wootee dañ lay jox heure gis nga salon bi ni mu toll foofu du ñu dépasser loolu ci nit. boo bindu woon tey mën nañ la jox dimanche bi comme mën nañ jox beneen dimanche soo ñëwee itam ci côté am na ñu fi ñëw yoo xam ne dañuy mujj leneen moo leen fii indi parce que tellement l'accueil nga xam ne discrétion bi mais tu vas trouver des professionnels ici des gens yoo xam ne des intellectuels ay nit yu responsables yoo xam non seulement dañ lay recevoir dañ lay toppatoo dañ lay faj wala ñu déglu sa soxla en tout cas Biokénéa la jàmm la wér-gu-yaram la mais psychologiquement aussi on traite les gens ici waaw. Biokénéa la macha allah mooy jàmm la kon mbokk yi doon seetaan seen émission Al Irshad ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi sant itam sang bi bu baax ci disponibilité am ni ma koy faral di wax rek
ubbi nañu benn université boo xamante ni bi du mus a jeex toujours ak découverte yu bees yi nga xam ni moom lay am waaye ñun tam am nañu mbégte la comme ni ñu leen ko wane woon ci njëlbéen bi muy fii ñu defee tey suñu émission di ay bureau yu biokénéa yi nga xam ni dafay gën a wane perfectionnement ak perspective yi nga xam ni moo nekk suñu kanam ngir taxaw nit ñi ci wàllu santé waaye mu nekk loo xam ne plante lay doon méngale ko itam ak ni jamonoy doxee muy wàllu modernisation ci alxuraan lañu sukkandiku wabtaxi fi ma ataka lahu daral axira wala tansa nasibaka min adunia asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu